bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi ñu ngi koy nuyu di ko dalal ak jàmm ci kanamu télévision Futur Média nuyu bu baax a baax sunu PCA mboolem directeur ci biir kër gi macha allah ñu ngi leen di nuyu ak itam tout le personnel ba tey ci yeesal nuyoo ñu ngeen nuyu sunu kilifa diine yi ak sunu kilifa aada yi boole ci xalifa généraux yi macha allah di sukk seen wet di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér macha allah waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan bu ko defee ñu ngi dugg itam mbokk yi ba tey ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di seet mboolem malade bu fa nekk ñaanal la yàlla nga gaaw génn ba giseeg sa njaboot macha allah te yàlla yàggal sa taxawaay yàlla defal itam jàmm ñi nga xam ne ñooy acteur de la santé yi ne àdduna moom jàppal ma jàpp la jàppal ma jàpp la moo tax dinañu dugg itam ci prison yi ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di ziyaara di leen masalu coono àdduna moo ni mel nattu du wees waaye nattu itam dinañ ci jëlee enseignement yi gën a mag ci àdduna ne lu yàlla def rek dafa def pour ñu jëlee ci njàngat macha allah yal na yàlla muccal leen ba ngeen gaaw dellu seen ay soxla te lu ngeen laal itam yal na ci yàlla def barke. àdduna demal maa ngi ñëw la moo tax ñu ngi bàyyi xel ñi nga xam ne danoo baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu ñu ngay ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk ko saa bu nu waxee loolu rek macha allah xel dafay dem ci sunu ay soppe xel day dem ci sunuy waajuru bopp xel day dem ci sunu ay wasila yal na yàlla taas ñu ci seen barke yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe bu ko defee itam xel day dem ba tey ci sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ndax nun ay soppeem la ñu woon mook ay soppeem macha allah yal na yàlla taas ñu ci seen barke bisimila leen ànd ak wareef bisimila leen xam ngeen ne wareef itam dafa baaxoo di ànd ak ay thème buñ ci soulever rek macha allah dafay am solo day am solo moo tax ñu ngi woon ci escroquerie waxtaan itam dafa baax boo ko dee waxtaan nga woo des personnes habilitées à en parler ba nga xam ne bu ñu dikkee dinañu apporter valeur à la conversation moo tax it ñu woo ki nga xam ne mooy maître Fatima Sall ne escroquerie dëgg la façon bi ñu koy defee wuute na waaye buñ dee lim dañuy ne rek escroc la mango kon loolu mooy li ma ci mën a wax waaye nag xeet yi ci am dafa bare ñii ci kër lay nekk ñii ci diggante lay nekk yeneen ak yeneen dégg nañ ne sax abus de confiance itam dañ koy dugal ci biir escroquerie ak lu mu munti doon tey di ngeen ci am ay leeral yu wóor ne njaayee ni dañoo ñemewul lool yoonu tribunal te tribunal nag na ngeen jàpp ne ñëpp la fi nekkal donte ñun ñaanuñu yàlla nag di fa xëy waaye ma ngoog loolu la yàlla dogal Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci yow gannaaw bi ñu nuyoo Saalum Saalum yi ba noppi nuyu waa Diourbel waa Touba macha allah bawuñu kenn. jaajëf Eva ñu ngi lay. est-ce que wax nañ la da nga sañse. non comme d'habitude dañuy wax rafet digul ndaanaan. roofe rek. waaw non daa am ko may charmer fii quoi daa ko. waaw parce que dama foog ne Aminata Tall dafa bokk ci ñi ngay charmer. wala non Aminata Tall moom xam nga. waaw moom dafa gëj a woote quoi. dafa gëj a woote waaw la case de Birama brûle. ami fidèle de wareef la. waaw waaye ki toog fii tam sa xarit la. sama xarit moo tax ma sanse di ko xaar quoi affaire la quoi ay code la quoi. ay code la waaw. bi nga yëgee ne day ñëw da nga koo sañseel. waaw dama dem jënd ay affaire mais boobu ba léegi waxul dara quoi. waaw danaan tekki rek di tekki rek di ree yëfi Haalpulaar la de doo leen xam mukk ba mu jeex. c'est vrai jaajëf Eva ñi ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanu mu yàgg fi loolu te wér comme niñ koy waxee rek di ziar sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak sëñ Maodo Cissé ak notable ya nekk ca Pire ñëpp ñi ngi leen di nuyu sëñ monsieur le maire sëriñ Mbuub ak Bado Dieng sa xarit bi waaye Bado Dieng ak moom parent ji bi Diagne ñëpp ñi ngi leen di ziar Eva di masawu baax a baax waa Kaolack waa Medina Baye sunu américain boobu ñu fa faat démb di ay samba boo yu dugg këram attaqué ko xam naa xaw ma ay sàcc lañ xaw ma lan la dooru koy jaas yi affaire bu ñaaw bu dégueulasse boo xam ni daal dëkk bi yëf yi mi ngi bëgg a egg li naan lii raam ci nag wala jëm waaye yegg nañ ba ñag ba egg ut fa kër suñ ci jógulee chaque semaine dégg nga xale bañ rayoon fële yóbbu bopp ba fële ca Casamance bu baax xale bañ rayaatoon Mbuur yóbbu bopp wallaahi chaque semaine mu am cas bu gën a ñaaw dëgg la te nit ñaa ngi wax autorité te su nit ki su fayulee boppam ñu ni ko waroo fayu dëgg la donc
peine de mort bi may wax tout le temps yenn nit ñi di ko bañ. fii ak defuñu ko rey du fi jóg. du fi jóg de parce que lii dafa jéggi dayo sooy génn sa xel du dal su say doom jàngee seen xel du dal say doom su demee boutique ba seen xel du dal. tout le temps nii chaque semaine ñu rey nit fa anam boo xam ne. rafetul jaaduwul voilà surtout américain boo xam ne dafa ñëwoon nekk fii ak papaam ñu fekk la sa biir kër. ca salle de bain ba fekk la seen biir kër ga mel ni fu ñu rey ay xar. wallaay jaaduwul. def leen lu ñaawal beneen bi maa ngi ñaawlu. su yu mel ni amatee nit ñi nañuy ànd ak seen sago. te bàyyi néew yi ñuy jël yi ñuy rey yu ñaaw yi anam ñaaw ñu koy photo di ko envoyé ci WhatsApp bi ndax américain boobu faatu. na mu faatoo jaasee nañ ko goree ca bopp ba na mu tëddee ca morgue ba yépp ñi ñaa ngi koy paasante ci WhatsApp bi xale boobu ñu rendi woon Mbuur la même chose xale ben rendi woon la Casamance la même chose nit ñi dañ koy paasante ci WhatsApp bi nga envoyé ma ko ban njariñ la am nga dugal ko ci benn groupe WhatsApp ban njariñ la am te nit ñi dañoo gaaw léegi ci filmer lu ñaaw photo lu ñaaw di partager lu ñaaw nañ jéem a am habitude di partager lu rafet. te léeg-léeg ci mbedd mi sax dañu dem ba àgg benn moment boo xam ne dañuy agressé nit yi taxaw di seetaan. waaw dañuy agressé nga yuuxu wooyu ñu taxaw di seetaan. dañuy agressé nit ñi taxaw di seetaan di filmer. dëgg la di filmer accident day am. léegi ñu jéem a sauver ñi accidenté ñu jël seen portable taal di filmer. loolu la ñuy def loolu da léegi nag na dig waa dig ak section de recherche di topp film yi waaw fu mu origine ba fu mu jóge ñu topp ko jàpp ñooña groupe yi koy partagé ñu jàpp waa groupe ba yëpp jàpp leen woo leen dig def nga sa cri du cœur te mooy sunu cri du cœur yàlla xam na ko ma nuyu soxna maître Fatima Sall macha allah ñu ngi kontaan lool ci dalal la maître. merci beaucoup Eva maa ngi kontaan aussi di leen fekk si ci seen télé bi. di nuyu Ndoye Bane di nuyu Mami Linguère. di ñaan aussi at bi yàlla nañ ko yàlla may ñu waxaat ko fii déwén. at bi di atu surtout jàmm. jàmm soxla nañ ko bu baax. ak wér gu yaram. après loolu lu ci des rek bénéfice la. lu ñu am leneen lépp bénéfice la. dëgg la Adja Linguère maître jërëjëf maître. nee na lépp a ngi ci jàmm bu nu amee jàmm rek xam nga ci biir jàmm moo doon waral yii ñu lim du ci am. boo wéree am jàmm dara tawatu la. dëgg lu ci des boo sabab loo yàlla fekk si la ci. mais xam nga li sama góor di wax moom dafa daw yaram te dafa metti léeg-léeg nga yónnee nit benn image jàpp ne yaa ngi koy dimbali wala yaa ngi koy yégal li xew wallaay mu ne ko tàyyi nga yàqal ko 24 heures am. c'est la vérité. yoo xamante ne xamoo ban feebar la yor. te kat réew mi li Assane Ndiaye di way rek koo musaana gis ne ko noo def waaye léegi koo gis ne ko mbaa yaa ngi tane ndax ma nga ak feebar bu muy wéyaale te boo demee moom ci boppam sax yëgu ko. kon nit ñi xamoo fan la ñu toll am na yoo xam ne waroo di leen ko wan. dama gis keroog benn image ñi ngi taxaw femme baa ngi taxaw ci kaw kër gi am ku muy waxal. am na koo xam ne dafa arrêté taxi jàpp benn xale bu jigéen xale bi daf ko romb rek mu xëcc ci loxo bi rek di ko ba ma taxi mi ngi taxaw di filmer naan woy ma ngi koy yóbbu woy ma ngi koy yóbbu mais yuuxul waa koñ bi yeewu mais bu jël sa téléphone yow kese di filmer naan woy ma ngi koy yóbbu woy ma ngi koy yóbbu film bi mënu ko wër parce que jëloo numéro taxi bi jëloo leneen kon loolu noonu yaakaar naa yaa ngi wan nit ñi image pour gën a jeexal seen xol mais defoo dara lu ko saafara kon dañuy ñëw door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa day sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yeen bi woyof ak mbooleem xalif généraux yi yaay dëggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ziar mbooleem waa réew mi mépp ak waaye bi ci réew di leen jox seen wàcc waaye gën a sell waaye di ziar suñu yaay yëpp dellu si waat nag di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah kay kan lañ koy wax sëriñ Abdou Latif Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom sëriñ Modou Moustapha ñun waa Daaru Xuddoos kat dëj boobu dalati na ci suñu kaw te metti na lool wax dëgg yàlla ndax jamono yi ñu toll moom metti na lool ci ñoom wax dëgg yàllam ci waa Daaru Xuddoos waaye nag dañuy ku dul may sa bopp lu la yàlla may nga jël kon ñi ngi jaalewaat mbooleem njabootuk sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma gi ak njabootuk sëriñ Modou Moustapha gi yëpp ñu ngi leen di jaale yàlla na fi dee gëj yàlla na fi dee gëj ak mboolem koo xam ne xëy nga tey am mbokk mu dëddu ñi ngi la koy jaale ndaxte mbir mi moom demal maa ngi ñëw rek la gën a metti le amu fi gën a bees le rek a fi am maître Fatima ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Thiès yëpp itam di leen jox seen wàcc waay bu baax a baax di ci profité di nuyu waa R100 sama doomi baay yooyu nga xam ne ñoo ma gënal ñëpp dëgg la jërëjëf soxna Mami Linguère jërëjëf ñu fi toog waaye itam ngërëm ñeel ñi nga xam ne bés bu jot ñu ngee toog jàkkaarloog Wareef léeg-léeg sax ñu yónnee ñu message ne ñu équipe Wareef yéen a ñuy wétte gannaaw bu yeewu leen demee moo tax équipe bu Bijou itam ñu ngi leen di remercier dañuy randu rek ñun ñu dikk macha allah mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir indi li nga xam ne mooy li
histoire di ngeen dund ne escroquerie dëgg-dëgg dafa yàgg ci àdduna waaye ñuy ñaan yàlla lu yàgg ci àdduna te doon lu safaanu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bu muy amati nit a ngi démb ni ko soxna Marie-Louise madame Cissé waxee nee na bi ko gën a marqué bokk na ci ki nga xam ni dafa doon liggéey giiru dundam jël mbir xaalisam kopparam di ko jox nit pour bu retraité à sa grande surprise mu retraité gis ne wax dëgg yàlla kooku kër gi mu jëflante ak moom kër gi mu ko jaayoon ndekete yoo kër gi daanaka moom moomu ko kër gi dafa bëri litige lool muy ay mbir yoo xam ne dafay am maître Fatima Sall bu nu doon dikk ci escroquerie lan mooy escroquerie ci boppam ak kañ la ñuy wax ne lii escroquerie la waaw xam nga toute infraction pénale boo gis jalgati maanaam boo gis rek dafay fekk ne code pénal dafa tëraloon ba pare donc mënuñu xëy nit def rek ñu naan lii la wala du lii yoon dafa tëral lépp luy infraction contravention ci code pénal donc escroquerie aussi bokk na ci délit yoo xam ne code pénal da koo tënk nee na dafa bëri ay façon maanaam koo xam ne da nga jël tur boo moomul mbubboo benn tur wala mbubboo benn liggéey wala qualité lu ñuy wax boo jëlee benn qualité boo amul wala toute manœuvre frauduleuse maanaam loolu yaatu na loo mënti def rek loo xam ne dafa bokk ci ay njuuj njaaj pour ñu jox la wala nit ki xaw la bëgg a jox alalam loolu la ñuy wax escroquerie donc xam nga am na buntu boo xam ne am na interprétation boo xam ne juge bi mën na ko interpréter mooy maanaam toute manœuvre frauduleuse dafa yaatu donc am na façon donc mënuñu ko tënk rek am na façon bu bëree faux nom ou fausse qualité ou toute manœuvre frauduleuse maanaam boo ko utiliser pour ñu nit ki jox la alalam wala lu mu yor wala leneen ak li ni mel loolu la ñuy tuddee escroquerie. Très bien loolu la ñuy tuddee escroquerie soxna Linguère wala mu mel ni yéen itam message yi ngeen di jot jamono yii comme ni mu ko waxee ci xeetu escroquerie dafa bare. waaw am na ci bu la marqué. man nag xam nga maa ngi la fi biñ ko ubbee rek dama fi ñëw indil la ne la dañu escroquer sama benn rakk. waaw boo xamante ne yaayam sax mi ngi nuyu maître Fatima. sa mag ju baax la su ma paree dinaa la jox yóbbante bi. waaye gën na maa gëmati sama justice su réew tey. ndaxte mbir mi taxaw nañ ci. 27 millions et quelque la woon waaye 25 millions yi dugg na boole ci sursis wu 6 mois. ñaar fukki millions ak juróom ñaar. waaw ci dinaa la jëndal oto am na sax ay journal yu ko jot a bind. waaye yàlla def na ca ndox mu sedd ndaxte wër di naxe moom. nee naa la woon Cheikh Abdoulaye nee na ñetti bés rek la. biñ ko dooree. biñ la ci xamee ak biñ la ci bàyyee. comme nag dangaa jàppoon ne xëy na réew mi amul yoon. réew mi am na yoon ndax war nañ la ko ne réew mi am na yoon. ndax it sa nawle boo bokkal ngeen di liggéey ci benn barab. nga nax ko ci indi ma jëndal la oto mu dem dajalee la mu am. ñëw yëkkati ko jox la nga ne ko dama koy lekk te du mujj fenn di def say message ak di def say ñaawalaateeg di romb nit ki di ko tendance ndax yaakaar ne mën nga ko kupputal wala mën nga yóbbu xelam wala fitam réew mi nag am na yoon man nag gën na maa gëmaat man que ne nag ñoom maître ngi liggéey waaye ña ñu àndal ca baro ba itam ña ngay liggéey ndax mbir ma teg nañ ko ci yoon ba macha allah xaalis ba dugg boobu mooy escroquerie bi nga mujjee gis Ndoye Bane yow itam dossier yi nga yor sa loxo dañu tàng jër de waaw am na bu tàng bu ma jox waa régie man de léeg-léeg dañu may jiital nag am na bu tàng boo joxati waa régie bu tàng jër boo xam ne fi mu nii moom li naan mooy buzz waaw damay laaj moom yëf bi mooy buzz waaw mooy buzz jamono ji parce que damay laaj maître article 379 bi code pénal lan la wax escroquerie bi waaw mooy usage li ma la wax léegi rek waaw daan yaag ya ca ne usage de faux nom waaw de fausse qualité ou toute manœuvre frauduleuse njuuj njaaj daal manœuvre frauduleuse xam nga bëri na njuuj njaaj yoo def rek ba nit ki jox la war la jox alalam nga dem ak moom daal maanaam ci loolu mooy différence souvent escroquerie ak abus de confiance escroquerie dafay fekk ne nit ki bi ngay joxe sa alal du ci ay nax la wala ci ay njuuj njaaj la nit ki ñëw na ne la par exemple comme ni ma wax ni dama lay jëndal oto te fekk ne du dëgg mu daw yóbbu ko wala nit ki ne la man de dama lay jaay kër boo xam ne moomu ko wala kër boo xam ne xëy na jaayoon na ko keneen dama am benn kër jaay la ko loolu escroquerie maanaam bi ngay war a joxe sa alal dafay fekk ne yow ci kaw nax lañ ko teg ci kaw escroquerie abus de confiance dafay fekk nga wóolu woon nit yàlla confiance da ngeen wóolante woon ay nit ngeen nekk ci ay contrat jëflante maanaam mën na am liggéey la ci biir liggéey ma jox la sama par exemple sa oto bi ni nga ko joxee mën nga ko jox sa chauffeur mun na xëy jaayi ko
xam nga loolu. moom mu jël oto bi jaay xam nga loolu du escroquerie parce que bi nga koy jox ci sa oto deful ay njuuj njaaj sur la confiance. waaw deful ay njuuj njaaj pour nga jox ko. wala maanaam nga déposer man ni ngay di amee sa compte bancaire. nga dénk banque ba sa xaalis nga xëy ana sama xaalis ba newu fa. boo ko joxee mise en demeure ne ko delloo ma sama alal bu la ko delloowul après la mise en demeure loolu abus de confiance la parce que bi nga koy jox c'était volontaire. amul woon njuuj njaaj pour nga joxe ko loolu mooy différence bi. bee dafa am njuuj njaaj ay naxaateeg yooyu. pour nga jox ko bii ci kaw wóolite ay contrat yi ñu lim. mooy remise volontaire quoi. waaw escroquerie moom ca commencement bi waaw. mooy njuuj njaaj ji daal moo tax nga joxe. bee nag moom soit da nga doon liggéeyal nit kii soit nantis nga jox ko mandat ne ko dama la yónni ci lii ci kaw loolu am loo ko jox delloowu la ko. wala dépôt wala nantissement. wala contrat de louage bëri na ay contrat ci biir contrat yooyu. nga am na loo fay joxe nit ki bu la ko delloowul ci bokk ko laajee foofu mooy abus de confiance parce que mooy confiance bi daf la abuser maanaam daf la nax ci biir wóolute gi. donc loolu mooy abus de confiance escroquerie nag. yow nit ki dafa ñëw da nga toog jàpp sa ñaamur rek nit ki ñëw ne la am naa lii wala mën naa lii wala mën naa la defal lii wala mën naa la jaay lii. ci loolu mu yóbbu sa alal donc c'est ça la différence quoi. cas d'escroquerie ci njaayum terrain yi. bëri na fi torop sax loolu foog naa ne ci type d'escroquerie yi ñuy gis tribunal. yooyu moo ci ëpp. parce que bëri na wala entrepreneur bu la war a tabaxal yóbbu sa alal. wala nit koo xam ne dalay jaar suuf soo xam ne moomuloo ko nga ñëw jox ko ci ay millions te yooyu xaalis yu takku la. c'est parce que suuf Dakar tey ku koy jaay terrain bu gën a tuuti c'est des cinquantaines centaines de millions. nga gis koo xam ne wala ñu nekk bitim réew aussi joxe seen waajur wala seen i mbokk jox leen seen alal pour jëndal leen kër. ñu lekk xaalis bi duñ ko jëndal. loolu bëri na. loolu c'est bi ma bëggoon laajte mooy. ndax dafa am àtte diggante jëkkër ak jabar bu ñu naxantee wala bu ñu sàccantee. quelle question. yow dafa mel ni da nga lire sama fii. am na ku koy laaj ku nekk Espagne. déet ñi koy laaj te dañoo bari. parce que femme bi moom da waa ji da koo nax ba takk ko moom ndekete yoo te takk gi yëpp ci ay nax la lalu. parce que jàpp na ne moom lépp moo ko war a def. léegi nag diggante boobu ndax dafa am sàcc amul sàcc wala ndax dañ ciy toppee wala duñ ci topp. sàcc diggante jëkkër ak jabar moom amul. bu dee sàcc la. même boo tegee sa xaalis sa 10 millions ma ñëw jël ko amul sàcc. amul donc boobu neex loolu sàcc amul. yëf bi intéressé ba ko trop réer na ba taxaajoo ay àggali. amul sàcc diggante loolu en fait yoon na ko wax diggante ci sàcc ça veut dire xam nga nag sàcc tamit mooy yoon wax mooy soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui. maanaam da nga jël ci biir nëbbatu ci biir fraude yëf yoo moomul. donc nee nañ ci biir diggante jëkkër ak jabar yooyu amul sàcc. maintenant bon yeneen type d'infraction yi quand même yoon exclure ko maanaam mun abus de confiance wala escroquerie bu dee am na ci diggante jëkkër ak jabar nga ko topp ci yoon loolu kenn terewu ko. très bien. Ndoye Bane waaye li mu wax noonu ci diggante jëkkër ak jabar. xumbal na àdduna parce que tey jii góor ñu bari tey jii. dañuy leb seen jabar. abal man soo nekkee bitim réew abal ma 500000 ma yóbbul sama papa dafa feebar. abal ma 500000 ma fay jàngu xale yi inscription yeeg ñaangu abal ma 1 million ma yeggali sama. moo am ci kër yi sa jabar di la abal ba mu mat benn 20 millions wala 10 millions. nga xëy suba ni ko fayuma la. loolu est-ce que man. wala sax Ndoye bala ngay dem ma mottalil la foofu parce que boobu jot naa ko. mooy nga ànd ak sa jëkkër mooy xam nga daf ci am ñoo xam ne dañu ñeme kilifteef. ndax loolu lañ leen jàngal boo nekkee ak sa kilifa amoo droit romb ko sax di dencal sa bopp. ngay liggéey di ko dénk. mu naan la man maa koy téye wala indi ma boole def ci compte bi wala réew mi wóorul mën nañ ko dugal sa compte ba léegi boo ci bëggee jot wala boo bëggee dem maa la fi indi waaw ngay liggéey di ko jox muy denc ba dara desul nag lu dul ñibbisi nga xëy dégg ne takk na jabar jënd na kër dugal na ko ca wala sax mu ne la mosoo maa jox dara wala fuñ ko bind ci yàlla. waaw xam nga loolu moom ci bu fekkee ne dénk la nga laaj ko pour mu delloo la bu la delloowul kooku abus de confiance la. d'accord te tamit jigéen ñi bu sëy bi neexee rek am na yu bëri dañ koy teg de côté. ci biir sëy tamit je veux dire que bu nit ki boo ko mayee yaa ko may. te yoon dafa wax bu ngeen di jëflante bu ëppee je pense que 20 000 francs rek. seen jëflante dafa war a am kayit si ngeen war a bind. donc booy lebal sa jëkkër wala di ko dénk nag tamit baax na. moom mu am firnde. mu am firnde wala mu am kayit ba fa nekk ndax ëllëg. ci biir lebal moom lebal. ak ko munti doon. loolu amu ci yoonu prison wala police wala gendarme leb la. bu fekkee ne yow dama ne ñëw ne la lebal ma.
bu ma la lebalee bu àtte bor peut-être fay la mun nga ci dem tribunal mais civil. mais mënuñ ci tëj nit kaso wala di ko ci poursuivre bokkul ak escroquerie dara daal. lebal ma la. bu ma ñëwee tey nga lebal ma bu ma fayul mun nga ma yóbbu ci yoon pour ma fay la. mais du juge bi nga xam ne mooy tëjaate wala procureur amu ci yoon wala police ak gendarmerie amuñu ci yoon. nit am na droit di jaay suufu maamam maanaam suuf si sama suufu maam la di ko jaay rek jaay ma mi jaay Maître Fatima di jaay rek suuf maamam boo xam ne amul kayit. waaw xam nga tamit loolu nit ñi des fois tamit dañuy bëgg jënd ma nga xam ne duñu seetlu. wala kenn jënd rek ñu gis diw jënd na donc loolu am na ñëpp daw ci. waaw waaye suuf tey boo gis rek am na domaine moo koy gérer. fi nga dikk baax parce que man mii waaw. yow mi tey boo ma indilee këyit wala ne ma suuf si maaka moom. mën naa dem domaine 500 laay fay wala 700 francs ma ne conservateur bi fa nekk. seetal ma suuf tel kan moo ko moom. ak ni mu demee moom dina la wax diw moo ko moom ndax diw boobu sax tey mën na moom. mu hypothéquer ko. wala loo xam ne xaalis bu bëri la. mu am këyitam mais boo demee conservateur bi lépp lu nekk ci titre foncier bi rek carte d'identité titre foncier bi da la koy génnal. est-ce que diw moom bu fekkee ne moom dina xam ndax moom kii may bëgg a jaay est-ce que li ci moomee fam amul ay servitude ndax amul expropriation ndax amul hypothèque yooyu yëpp di nga xam suuf si ni mu demee ba nga xam ne booy jënd di nga jënd ci yoon bu set daal. waaye sama suufu maam moom. loolu wala sama toolu maam la woon. loolu taxul moom. ma dem Yoff rek topp maam Khary Diène mu ne ma maama moom bii rek ma topp ko ne ko mu jaay ma. loolu moom boo ko defee souvent kon kenn amul droit jaay suufu maam te amul kayit. suufu maam bu fekkee ne am na kayit xam nga am nga droit donn say baay ak say maam. donte kon tey jii sax même bu doon sa suufu baay la. te turam moo ci nekk. tant que ndono gi egsiwul ba mu egsi seen tur yéen. ba ngeen def ko seen moomeef. munoo ko jaay. donc sama suufu baay la wala sama suufu maam la rek. jaay moom mu munul antu. nit ñi bu ñuy jënd nañu dem ci notaire. parce que notaire aussi moo am responsabilité boobu. vérifier kii li mu wax moo ko moom kii jaay tey ndax mën na ko jaay ndax moom na ko moo am pour vérifier yëpp sécuriser aussi seen transaction. mais fii ne gaa yaa ngi jaay seen suufu maam yi sans bu baax sax Sénégal li ngeen di wooyee peine et soin lan la moom. peine et soin mooy par exemple xam nga loolu fii il y a plusieurs types de droits réels maanaam suuf si am na façon bu bëri am na yoo xam ne di titre foncier lañu am na yoo xam ne permis d'occuper lañu. bon depuis nag 2011 nee nañu permis d'occuper yi nañ ko def titre foncier. am na lu ñuy wax bail. loo xam ne état bi moom suufam. jaayu ko daf lay jox bail boo xam ne 30 ans la wala 40 ans. dañ lay permettre nga tabax ci. tey jii man bu ma tabaxee kon boobu kenn du ko doon de wala buñ ko doon si mën nga ko jaay xam bañ la ko joxoon lay yem. waaw bon renouvelle wala mën nga ko def sax titre foncier mais boobu booy jaay peine et soin ngay jaay parce que suuf si moomu la ko contrat la. donc am nga droit pour yow jaay sa peine et soin avec autorisation état bi daf lay autoriser systématiquement donc yow peine et soin bi nga koy jaay boo ko jaayee kooku baay bi day nekkaat ci turam. mais temps buñ la ko joxoon rek la fay waaw mais mën nga ko def titre foncier wala nga renouveler ko. mais peine et soin bi soo ko jaayee rek nit ki moom na kii bi. waaw moom baay bi day transféré wu turam automatiquement. mais affaire bi dafa kii nii rek dañ koy. peine et soin soo ko jaayee nit ki nga ko jaay day daal di moom suuf sax. waaw parce que boobu baay bi bu fekkee ne yow da nga tabax ala kulli àll tabax bi boo ko jaayee amul sens bu fekkee ne suuf bi jaay nit ki yóbbuwaale wu ko. est-ce que du tëj bunt ubbi falante. déedéet parce que loolu bu ñu koy def il faut que autorisation sax état bi parce que état bi moom suufam. ki la jox baay bi. boo demee ci notaire bi bala ñuy mën a jaay peine et soin bi état bi day autoriser transaction bi. cession bi. yow nga jaay sa peine et soin. nga baay bi nekkaat sa tur. allo salaamaaleykum. merci maître Fatima Sall allo Ndoye Bane comme ni nga ko waxee. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ndoye moom sama xarit la. kooku bisimilah. non bëgguma joxe sama tur. Ndoye war nga xam am na oto bu mu la waroon jox. waaw. waaw man sa xarit laa presque ñu ñëw dëkk war nga xam fi may waxee. waaw. waaw man dama subir benn escroquerie bu mag sama nijaay. waaw. ki bokk ak sama yaay ndey ak baay. waaw. waaw nu mu demee. Omar Faye. waaw. yow fël moo ñu boole woon tu te rappelles. fël cuun magu si daat moo. waaw fël waaw c'est ça. voilà waaw joxagoo ma oto bi ba léegi. waaw exactement loolu nag moom moo taxoon nag. waaw. Biram Penda Waagaan doxalal. waaw ndey bi. waaw ñu ñëw dafa ñëwoon Sénégal. waaw. moom États-Unis la nekk ko sama appartement ville. par la suite mu ne ma paa bi daf ko jox ay liggéey patiti patata wax ma.
ba ma jël sama kër jox ko benn banque lebal ma xaalis. bi muy ñëwee ma jël xaalis bi jox ko mu ne ma léegi su ma demee rek naa jëndal paa bi matériel yi retourné ñëw jëndal la si ay oto jox la xam nga man si oto laay liggéey. kii Ndoye. waaw. boobu ba léegi ça fait c'était en 2009. jusqu'à présent tegu fi tànkam. porté naa plainte dik def naa lu nekk. léegi nag dama xamul nag ban solution laay def pour jot sama xaalis papaam gaañu na fi. moom tegu fi tànkam. dafa ne nañ ko yónnee xaalisam. feeram. mu bokkal ndey ak baay. mu ne loolu su ma ko yëgoon. bon xaalis di dem dinaa la delloo sa xaalis. jusqu'à présent nag mënuma jot sama 2009 bu léegi porté naa plainte dik def naa lu nekk. mais nekku fi. sama xaalis non mi ngi États-Unis actuellement. ñii kooku du gaaw ñëw de sooy. waaw. mi ngi États-Unis ba ñëw parce que photo mi ngi si ay aéroport beeg yëpp. waaw parce que xam nga Interpol du dem fële. États-Unis. léegi moom nangootul ñëw Sénégal. loolu metti na nag. waaw. moom mi ngi prison sax fi mu nii loolu rek prison la de. waaw loolu moom prison parce que man am naa sax ay preuve parce que jour boobu bi may récupérer xaalis. ci yàlla. dama récupérer lu bëri. may sama yaay may sama jabar. jox ko moom benn partie bi. ak sama benn xarit tamit ma jox ko. parce que par 5 millions laa doon jox mais moom li mu ko jox ëpp na 25 millions. waaw parce que man sama yaay dama ko may moom duma ko lebal. sama jabar duma ko lebal dama ko may sama xarit bi sama beneen xarit bi Amsata dama ko abal mais Amsata fay na ma ba mu mat sëkk. parce que jour bi mu koy jox xaalis bi Amsata ak bu naa ma mbuub ñu ngi toog. bi mu leen ko waxee mu ne ma pourquoi nga ma koy jox si kanamu Amsata Faye ak bu naa ma ne ko parce que ñoom laa gën a wóolu ko parce que yow sama deret nga mais ñii laa gën a wóolu mais wallahi wal azim Amsata Faye ay moomu mat sëkk te kooku bokkuñu dara. ñeena bokk lu sant. waaw am nga këli moom Assane Wade la tudd. Assane Wade la tudd. yóbboo sama xaalis ba léegi mënuma si jot. mais day yàq sa liggéey sax. mais Ndoye loolu moom moo yàq sama liggéey ba léegi. parce que yaa nga yor ay oto yu bari. léegi plus de centaine de millions yu dem te xaw ma fu mu jaar. waaw. ok ba pare ak beneen jabar bu ma takkoon tamit kii dëkk Mermoz sama deuxième femme même chose moom sëy nañu 11 mois la ñu sëy mais liñ ma lekkal ëpp na 70 millions. ay affaire futilité ay yaayam naan ma defal lii. ay dóorkat leen de ñu ngi nii de. voilà ba papaam bi mu gaañoo wallahi fekk nañu ñu divorcé. man maa dëj bi à Mermoz. te boobu fekk na divorcé nañu man la ñu njëkk woo bi papaam gaañoo 10h05 man la ñu woo. moom nan la dóoree moom. non ay defaraat kër gi. waaye jënd ay karo transformé waat seen kër andi fa téléphone fixe internet tout. seen kër ñoom. waaw kër xale bu jigéen bi. moom papaam bi muy dem màkk ak yaayam yëpp sama xaalis moo si def. nga leen yow tam lu tax looy nelaw bay defar kër goo xam du sa kër ma ngi am boobu da ngaa miiroo ay waay mbokk yi ku ma seen may waxtu nga la bul ne damaa ñàkk sutura jéem ma comprendre foofu la àdduna tollu macha allah su thème bi continué woon ma dem filmé la ko moom àdduna xumb na. su thème bi continué woon ma filmé la ko moom ndeysaan ce qui est dommage mooy tey Kumba Diop wala Awa Diop wala Anna amuloo droit nga wax yenn nii ndax nañu ko wax boo waxee ñu ne ak ñàkk sutura waaye lay xew ci biir bopp léeg-léeg di fa tëgg bu la yàlla jàppalewul de di nga ne goxet te xam nga wax massa ci lu la mettiwul dafa yomb xam nga fi mu ne lu ma la jege bu sa bopp dee metti mënuma la wax lu dul massa dégg naa mais rang-rang ji yaa koy yëg mbalaxum yuur borom xel a koy fecc cin musta bax tàngin wañ ko xambee moo ko yëngal nit ki li ñu koy def ba mu yëngatu wax waaw dalal ba xam li ko tax a wax lan la ba pare bala nga koy juger. dëgg mais Sénégal dañu gaaw ci duñu la sax déglu. wala ñu déglu la ba pare ne la nii la demee. yàkkamti nag dem wax ne ñoom ñoo ko fekkee te wutaluñ la solution. xam nga kii li mu wax nii ñàkk sutura wala xaawi sutura ki muy waxal taxul mu wax. mais dafa wax ndax ne mi ngi yàq liggéeyam. te gor su nekk sa teraanga rek nga am. te li gën a garaaw mooy moom su xaalisam yàquwee au lieu ñu fàttaliku nijaayam jëm ko jox déedéet dañ naan da koo fawee. te fawewu ko dafa ko yàlla baaxal ma bëggoon a laaj maître na ko jekk doo xam lépp buy man ma bëggoon a laaj maître ndax dafa am bor temps bu muy def
wala nga escroquer nit ki dafa am temps bu muy def boo xamante ne su fa eggee amatul fay wala benn temps boo xam ne boo ko dawee ba dellu si waal ametaloo kenn dara. waaw am na boo fekkee ne yow dañ la escroquer maanaam c'est 3 ans délit 3 ans avis de confiance 3 ans la bu fekkee ne yow defoo ci dara waxoo ci dara laajuloo ci dara nga bàyyi mu sedd léegi yoon danaan comme que bàyyi nga mu sedd nañu bàyyi nga fàtte parce que mënoo xaar 3 ans après yeewu ne bon naa topp kii bor tamit am na aussi une prescription ça dépend bor commercial la wala civil la. kon njaayeen bi tey bu sàccee génn ci dëkk bi 5 ans 10 ans bu ñëwee kenn du ko ci déedéet bu fekkee ne deful woon plainte mais bu saisiroon procureur quand même ci plainte bi loolu day daal di taxaw mooy maanaam bu fekkee ne dangaa deful dara jéemuloo dara saisiroo benn autorité defuloo benn kii saisiroo justice bi ci 3 ans yi day am prescription waaye bu amee plainte. waaw noonu bu amee heure bu ñëwee waaw dañ koy topp wax di leer na. waaw kañ ma laaj ci élément. waaw très bien soxna Miya Ndour xam naa moom itam mi ngi déglu Abdoul Aziz Fall moom nee na wax dëgg yàlla gis na ne jigéen ñi ku leen lebal dañuy fay moom loolu la wax. mais jigéen du fay moroomu jigéen a moom. jigéen du fay moroomu jigéen waaw ci ñoom dañuy ku nekk day escroquer moromam ñu laajal ñi commerçante yi ak yi ñuy jaay tuub yeeg yooyu. xam nga tamit foofu doy. soo ma waxee waxi cuub danaa nuyu sama rakk Marianne Dramé Diop ni ko merci beaucoup. Dramé Diop yaa ma bëgg loolu waaye maa la raw. jërëjëf mais da bëgg na ñëw ci avocat yi. est-ce que xam nga ni am na ci ñoo xam ñi ngi yàq seen métier bi. waaw ci wàllum yi par exemple da ngay jël benn avocat. di ko jox ko benn dossier. mun la lii nga ma ciy fay. nga fay ko ci loola ba pare mu tëdd di nelaw. tëdd di nelaw. waaw te dootoo ko maanaam du liggéey bi. non xam nga nag avocat bu ñu fàtte benn mbir avocat du àtte de avocat moom médecin bee yem. boo seeti docteur bi dalay wax ne dalay won yoon peut-être jox la ay garab yoo xam ne war na lu mu la fajal mais moom du la garantir wér. avocat bi tamit man mënuma la garantir résultat bi maanaam. am nga dossier bi mën na baax et tout waaye du ma àtte. dinaa la woon nag yoon wala tekk ci yoon ba ñu yegg ci cappaandaw ga. mën naa gagné mën naa perte. mais loolu la dul def waxuma egguma sax ci àtte ba. mais da lay ñëw ni la fay ma temps. nga fay ko keroog nga koy nga jot. loolu dafa bari ci suba rek bàyyi naa fa benn groupe boo xam ne. dañu am problème ak benn avocat. ci yu mel noonu dem nañ di liggéey fenn. kan doon liggéeyal nanguwulee na fay. pendant des mois. ñu porté ko plainte ut avocat bi ne leen fay leen ma temps ñu fay avocat bi ba pare affaire bi keroog lañ gëj a jot avocat bi. yooyu ay avocat la comme ni métier journalisme yàqoo rek ak métier ñenn ñi. noonu la amee ay ñeneen ñoo xam ñi ngi ci biir corporation bi di ci def na ko su noo xam ni daal liggéeyuñu liggéey bu rafet ci métier bi. maanaam dañ la escroquer nga ñëw ni ko diw dama escroquer dama la bëgg a jël comme avocat nga défendre ma jàppale ma ci affaire bi mun la fay ma 1 million nga yëkkati 1 million jot ko jox ko dootu ko gis di te yooyu mën am nañ ci ay cas yu bëree bëri donc comme métier yëpp donc ki nga xam ne moom moo la war a jàppale su fekkee moom moo la mbéj ñu escroquer la fii nga dem ci lijjanti nga dem sa avocat escroquer la tamit day boobu escroquer non escroquer la ci ban escroquer ni mu la escroquer mooy man boobu dóor nañ leen non c'est vrai dama dem ci Babacar war maa jaay terrain encaissé sama xaalis encaissé sama 10 millions Babacar béy ma jox ko 10 millions mu war maa jaay terrain bi ma dem ndekete Babacar jaay na 15 personnes terrain bi ma porté plainte Babacar jël Dame Mbaye def ko avocat Dame Mbaye ne ma waaw dossier bi daa wax seen wax yooyu defaral ma dossier bi ni ma danga may fay 2 millions man ko aw ma 2 millions 1 million 500 la mun ma indi ma yëkkati 1 million 500 jox ko keroog laa gëj a jot. yooyu day am de. non day mënuma wetti foo gis rek. waaw si ku jub am na ku jubadi. dafa doy waar. voilà. loolu aussi dama ne même avocat bi donte kon sa avocat booy jëflante ak moom par exemple boo fayee nit na la jox reçu. nga xam lu tax mu jox la reçu bi nga jël denc. pour ëllëg bu cas yu mel nii amee mais aussi Sénégal. tey jii nii dañoo toll foo xam ne réew mi. dafa takkarnaase carrément man mën naa ne wax ne ko aujourd'hui comme ni ñuy wax rek philosophie bi ñuy wax que xaalis kenn du ko liggéey dañ koy liggéey loolu moo xew tey ci dëkk bi bu metti boo demee ci tribunaux yi nga koy xam veut dire que sàcc alalu nit escroquer muy ouvrier baak muy jaaykat oto baak muy fépp fi ne nii te ci ay millions yu bëri lañu maanaam dañoo bëgg dund bu neex te bëgguñu nanguwuñu liggéey te duñu sonn tey ji tey loolu moo xew te ma ci réew mi et am na aussi benn point boo xam ne bëggoon naa ci wax
aussi ci ku ñu escroquer souvent. pour nga jot c'est vrai que justice baa ngi fi mais dafay métti des fois ki ñuy jël alalam. nga gis ñoo xam ne ay centaines man am naa ci benn dossier boo xam ne kooku 100 et quelques millions lañ ko jëlal. pour fii terrain boo xam ne kooku il est connu pour ça def na ko defaat ko ñeneen. ndax jour boobu bi ñu koy àtte sax kaso lañ ko génne di ko àtte 100 millions et quelques millions terrain bu mu doon jaay Almadies nit ki ça fait plus d'1 an ou 2. bu ñu ko tëjee quelques mois parce que yoon dafa ne c'est un an minimum 5 ans maximum mais il est rare que ñu door leen sax 1 an. C'est vrai. Souvent 6 mois bon les juges vont toujours trouver peut-être ay circonstances atténuantes mais 6 mois lañ leen di bëri di dóor bu ñu la tëjee 6 mois yow nga war a fay nit ki 100 millions donte kon def nañu exécution provisoire du ñu yor dara du ñu am dara du kër bu ñu am du oto bu ñu denc du alal compte bu ñu denc banque donc doo leen mën a jëlal dara te bu ñu defee appel même bu amee contrainte parce que contrainte par corps mooy bu nit ki fayul mun nga ko delloo kaso te loolu da ngay dem yaay fay aliment yi nga delloo ko kaso yi di nga fay ay 700 et quelques mille pour ñu téyewaat ko ndax mu fay 700 et quelques mille rëbës nga koy fayee directement ci prison ba mu jox la sa reçu nga door di mën a dem déposer pour ñu def ko contrainte te contrainte boobu tant que mu ngi def appel bi mënoo ko contrainte léegi da ngay dem nit ki def appel 1 an 2 ans ñu juger appel bi nga war a signifier bu defee pourvoi aussi contrainte bi du am kañ la lay fay l'escroquerie a de beaux jours devant nous parce que système bi ni ñu demee mooy nit ñi doon donc dañuy dóor daal parce que dañuy dem tëdd 6 mois lekk la sa 100 millions génn di ko noos. te bi muy tëdd 6 mois yooyu maître man dama ci gis koo xamante ne nee na jabaram yow da ngaa am loo réeree mbir mooy que da ngaa xamul ne man damay dem dallu ji fële. mooy que moom li mu am lépp coono yi mu bàyyi ci àdduna ni mu bëree dem prison. day dem rëbës dallu ji après mu ñëwaat parce que ci biir rëbës ci lay planifier beneen dóor bi mu war a dóor mais ñooñu noonu foo leen fekk pour nga fayeeku leen dafay jafe comme ni ko maître waxee. parce que li ñu am lépp nekkul seen tur. li ñu am yëpp du nekk seen tur. ci turu keneen lay nekk ci turu ñeneen lay nekk ñeneen ñoo leen di liggéeyal ñoom foo leen jàppee fekk nga leen zéro la ñuy doxee. xam nga ki nga jàpp ak gin ngay nag moom kañ la lay fay. yàlla rek xam. waaw da ngay gis nit koo xam ñi ngi koy toppee 100 millions nga dem këram doo fa fekk lu tolloog 100 000 francs. soo gisee jabar ji di yéene ko sarax. auto police da ñëw chaque jour ca kër ga di ko seet jabar ji xamul. ñi ngi koy jël 100 millions ci jabar ji jabar ji sax xamul lu xew. wallaay dëgg la. comprendre nga. dëgg la te fekk ñi ngi koy jiñ ay 100 millions. am na ci jigéen boo xam ne ñu ngi koy nuyu Ndoye Bane dinaa la joxaat kàddu gi moom nee na dafa sëy ak dóorkat bi mu sëy ak waa ji ba pare la soog a xam ne waa ji dóorkat la nombre de personnes yi mu escroqué moom sax mënuñu jox lim bi. et qu'elle est toute petite. noonu la ko waxee. am na benn femme boo xam ni. ñun dañ doon jot ci sunu émission xalaas dañ doon jot tout le temps man dama dem ba di dimbali leen ma kii man dootuma waxati waxam. déedéet ma la de xaw ma notaire la ku jigéen la daal. ku jigéen kooku kooku xam nga notaire. waaw genre notaire yooyu man notaire ak huissier. dama leen notaire la. waaw mais ku jigéen kooku. liñ ko indi ci émission yi dafa bari ba dama ni ku ñëwate mooma lan leen man kii. man xawma ci ay affaire am parce que li muy yoreel nit ñi. du yoreel bu ndaw. ñi muy escroquer nit ñi dafa yomb te man li ma jaaxal kenn tëju ko mi ngi ci dëkk bi man xawma affaire bi nu mu demee man xawma dafa am bàjjen ci dëkk bi man daal loolu jaaxal na ma loolu tax may mettre souvent nit da lay escroquer jàkkaarloog yow ni la demal fu la neex gros dossier la de élément ba pare na waaw ma nga gros dossier yi dafa exister waaw gros dossier léegi li may def fa am bàjjen ci dëkk bi Mariane Dramé maa ngi koy nuyu au Canada Mariam Dramé Diop mu mel ni nag dafa sàcc Dramé Diop Nafi Dramé sama rakki xol sama rakk jooju maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm Mariane bu Ndakaaru itam nuyu nañ tey daal Dramé Kounda laa tey Mia Ndour yow itam salaamaaleykum gros dossier yi du ñu ñàkk ci dëkk bi waaye wallaay gros dossier boo gis ci àdduna mbokk mi yàlla ma ngi ñuy xaar gëmmul nelawul lépp la xam liñ naan ko branché yàlla branché mi ngi toog ne pat di ñu xaar ci siisam bu mag boobu yal na nu yàlla defal jàmm soxna Mia ani élément bi nga yor te mu tàng jër. dafa am benn agence boo xamante dañ lay defal crédit lañu wax ci banque yi bi ma fa demee nag ñoom dañ ne dañuy def consultance de crédit. foo leen xamee. maa leen xamee ci Facebook bi. léegi bi ma gisee seen numéro ma woo leen téléphone. ñu ne ma c'est vrai consultance de crédit lañ lay defal parce que dafa am ay banques yoo xam ne dañ fa am partenariat ñu ne boo ci bëggee lu gën la da ngay ñëw ci ñun. bi ma demee nag si lañ ma laaj papier yi nga xamante ne mooy ànd ak dossier bi yëpp mu fournir leen ko après nag ñu ne ma ñoom dans 3 jours dinañ ma woo pour boole ma banque bi ñu may booleel ma ñëw fa
jox leen chèque gu 200 000 après nag. chèque bi pour lan la woon. chèque bi dañ leen mooy doon sa caution daal yow bu ko defee banque bi doo fa joxe dara doo fa joxe benn montant. pourquoi 200 000 ñaata nga soxla woon. 6 millions. dañ ne bu dee 6 millions da ngay joxe 200 000. ma ne leen d'accord ma signé leen benn chèque gu 200 000 jox leen après nag si lañ ma jox benn genre reçu boo xamante ne ñoom reçu bi am na ne non remboursable xaalis bi boo xasee ba joxe. duñ la ko delloo. dafa am contrat. waaw contrat. mais ñoom dañ lay wax ne assistance lay doon quoi. de crédit. mais nag ñoom nekk te duñ assister benn crédit. léegi bi nga demee ci fin la yabal. ñu ngi ma yabal si benn banque. waaw ma dem si banque boobu ñoom xamuñu leen sax en plus. bi nga demee loo wax waa banque bi. dama ne leen dama bëggoon fi benn crédit. waaw ñoom ñu xamal ma ne ñoom seen crédit du nekk 3 ans. te ñu ne dañ ma wax ne seen crédit 3 ans lay doon. avant may dem sax dañ ne boo eggee bul wax banque bi ne ñun ñoo la yabal. te pare ñoom la ñuy liggéeyal. waaw. après nag man si laa leen wax loolu nu mu may nekk mais boobu comme joxe naa sama xaalis ba pare ma ne naa dem ba si banque bi xamal ma ne ñoom seen crédit 14 mois la du 3 ans. après nag si laa xam ne ñoom nekkuñu si dëgg ma owaat leen téléphone wax leen loolu ñu ne ma non kon dañ juum ma ne leen non juum ma ne si am parce que yéen yor ngeen sama papier yëpp. te def nañ publicité bu rëy si télé yeex rajo yi ñun dégg nañ ko comme tey jii boo duggoon si seen page. di nga fa fekk benn animateur boo xamante ne turam siw na moom moo def publicité bi. moo tax ngeen gëm ko. moo tax ñu gëm parce que man naka laa dégg baatu kooku rek ma ne ko affaire bi dëgg la. dañoo gisoon benn publicité si Facebook bi biñ duggee si Facebook bi gis publicité bi ñu woote téléphone bi ma wootee téléphone ma am femme bu ma jot mu expliqué ma ne ma ñun dañuy gungee ay nit ba banque bi financé leen. mais ñun ñoo lay gunge bu la banque bi joxee sa financement 36 mois ngay fay léegi si kaw 36 mois yooyu bu fekkee ni dangaa sonn sax li ngay fay dangaa am problème dañ lay ñun ñooy demaat ba négocier ak banque bi may la temps boobu après nga commencé waat ma ne ko loolu de moom neex na ñun ay liggéeykat la ñu xaaral ma woo sama yeneen xarit ma woo sama ñaari xarit ñu dem bi ñu demee ñu expliquer ñu papier yi nga xam ne moom la ñu war a indi ñu indi papier yi yëpp ba mu mat. léegi ñu ne da ngeen di joxe caution 118 000 kenn ku ne. ñun 4 la ñu woon kenn ki daa mujjee daw sax. léegi ñun 3 ñu joxe kenn ku ne 118 000. biñ ko joxee ñu ne dem leen dans 3 jours ñu woo leen. 3 jours kenn woo ma dem. bi ma demee ñu yebal ma si benn banque ne ma demal nga ubbi compte. ma ne leen banque boobu de am naa fa compte mais sama carte dafa réer. ñu ne léegi ñu ne ma demal sa banque ba rek ñu wax la ni ngay def. ba am sa carte ma dem banque ba ñu ne ma naa indi perte. ma dem yóbbu perte ak 1000 francs ñu defal ma beneen carte mais beneen carte boobu bi ñu ma ko defalee dama profité laajaale leen ki si guichet bi laa laaj sax mu wax ma ne loolu amul mais doyu ma dama ko laaj ne ko ndax waaw agence bi ndax ñoom dañuy joxe financement ndax yéen ak ñoom ñooy liggéey ñu ne liggéey ñoo benn agence ñu ne loolu du dëgg dañ leen di nax léegi mais gëmuma waxu kooku si guichet bi damaa demee ba si directrice bi ba fa ne ma expliqué ko mu ne ma soxna si ñooñu dañuy naxaate ñun liggéeyu ñoom seen 118 000 yooyu bu ngeen ko indi woon fii caution yàgg nañu génn ñu lebal leen xaalis ngeen liggéey. mais ñooñu ay naxaate la ñuy def loolu nag ñun ñu dajaloo demaat si ñoom biñ demee si ñoom ñu ne leen ñun de suñu xaalis lañ soxla parce que li ngeen wax moom yenuwul maanaa ngeen ne da ngeen ñuy gunge ba pare nañu ubbi leen compte def demande loolu dàqu leen ñu ko jox leen ñu suñu xaalis. fa ngeen ñu yabaloon nee nañ liggéey ñoom ñu ne ñooñu dañuy yàqal ndax ñun dañoo bëgg a ubbi benn banque boo xam ne dañuy financer sans intérêt man leen financement sans intérêt amul fenn. kon yéen da ngeen di nax nit ñi suñu xaalis nag la ñu soxla. kon def nañ ko ay jigéen yu bari. nit ñu bari lañ ko def ndax man keroog bi ma génnee sax femme bi doon dugg dama ne ko bul dugg ñi dañuy naxaate femme bi dafa dëpp. léegi nag femme bi ñu jox suñu xaalis daa mujj ne ma jàpp leen diw mii ndax moom mooy directeur bi bu mu leen rëcc. ma ne ko dinañu rëcc mu ne damay dem jëli sama beneen xarit bi su ma demee jëli ko ñu dem wuti agrément ma ne ko kon yéen a ngi lekk xaalisu nit ñi te amagu leen agrément déjà yéen valable leen sax seen yëf yi valable mu daal ne damay jëli diw ñu wuti agrément léegi nag diw moomu man bi ma dem biñ ko woowee dane damaa feebar waaye da ngeen di wut foo xam ne fa ngeen ne damaa feebar sax mais damay jóg toog ànd ak yéen ñu waxtaan. ñun nag ñu dem si yoon biñ demee si yoon jox nañu suñuy këyit dem ba bi ko keneen ki woowee bañ demee si yoon wuy wuñu chef de quartier ba mu demee nee na kii boo leen ko woowee du wuy police nee na yëfam du mujj fenn. te ñun ay jigéen lañu dañuy daan suñu doole ay place lañu yor 118 000 yu bëree bëri la jël 118 000 ba mu bëri parce que ñun ñett rek presque mën na 340 000. ok seen càmmiñ li moom 200 000 lañ. waaw suñu càmmiñ li 200 000 lañ jël te du ñun rek de bëri na. am na léegi nag gardien ba nga xam ne da doon gardien foofu sax après da koo dàq
léegi ñeneen léegi naa dàq nañu bari. waaw parce que femmes yi jëloon suñu xaalis sax xam nga lu mu leen def daal di leen bind message ne leen toog leen ba ñu woo leen dàq na leen léegi femmes yooyu dañoo mujjee ragal tiit ndax man woo nañ ma sax di ma baalu àq ne ma yenn yi àq la ay jigéen du ñu liggéey seen xaalis indi ko fii moom mu koy lekk nee na ñoom bu ñu encaissé rek day ñëw jël yóbbu banque. mooy employé mi ñoo leen woo di leen baalu àq. waaw di ñu baalu àq ne baal leen ñu àq parce que liggéey bi setul dafa salte. ñii daal ay escroc lañu. waaw ndax dañuy defal prêt. te li ñu wax buñ lay wax dañ lay wax loo xam ne nii yow da ngay préférer pour dugg léegi boo duggee ba ci biir ba ban encaisse sa xaalis. ci lañ lay wax ne la 1 an moom ngay fay te lii dégg naa 2017 ba tey ñu ngi koy def semaine bi rek dinañ encaisser lu mat 4 millions léegi loolu ñaata la ca xaalis. te ba léegi kenn jotul financement. kenn jotul financement ñun bañ leen joxe suñu xaalis mën na 2 mois. dem nañ police bi ñu demee suñu càmmeñ bi nga xam ne moom ñoom ñoo njëkkoon a am rendez-vous kooku bi moom dem na waaye moom ñëwul. ndax nee na buñ leen yóbbu police dikk fenn. du mujj fenn. ku la wax ne la dinaa la jox prêt 3 ans da ngay dem ndax parce que bu la joxee 2 millions 3 ans di nga ci mën a réagir dara loolu noonu ci dugal moo tax ñu dem fa waaye bu toll loolu ñu duñ fa dem dañ faa nekk di nax jigéen ñi loolu lañ fa nekk te def nañ ko sama moroom yu bari nag. lu man kese. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi jërëjëf itam Ndoye Bane élément yi pour wan leen ne lépp loo xam ne ñu ngi koy waxtaanee ci plateau bi rek fait la boo xam ne bu bien réel dafay am dañu koy dund ci sunu biir société bu ñu waxee loolu waa Facebook itam dañuy joxe seen ay témoignages mu mel ni mbir mi yëpp benn lay doon Ndoye Bane. Eva yëf itam doy na waar toujours ma wax Sénégalais yi. léegi 118 000 yi ñaata yoon la Ndoye Bane. ci moom laa la bëgg a tojal affaire bii nii toujours ma wax Sénégalais yi moytu leen Facebook. ñii benn agence la bu ñu créé ñaari jeunes lañ ay boy la ñu xam naa ne soo amee 30 ans ci lay yem costume la ñu sol karawaat néew ma nag ay trian lañ waaye bi ñii ñëwee ci rajo ba gis ma expliqué ma seen affaire yi ma gis ne affaire mi ay nit ñaa ngi commencé gën a bari ma enregistré leen ci par audio ba pare woo waa agence bi président directeur général ba di PDG ba ak directeur bi ma woo leen téléphone expliquer leen affaire bi envoyé leen enregistrement yi ni leen ñii ñu ngi leen di jënd escroquerie loo leen ci xam ñun ma ñoo ngi Thiès suñu ñëwee di leen la woo ñu jóge Thiès ci guddi gi ay 20 heures woo ma dem ba toog ak ñoom booru Walfadjri woo leen ñu ñëw ñu toog man ak ñoom ma tegal leen éléments yi ñu déglu ko ñoom léegi ñu tontu ci lii ñuy wax ñu ngi ma fay jox ay kuuru marketing finance ak yooyu man leen loolu intéressé wu ma li ma intéressé mooy ñii nee nañu yéen dañ leen a wóolu yéen da nga leen di yombalal pour ñu am prêt ci banque yi laaj ngeen leen 118 000 am ñoo xam da nga leen laaj 200 000 francs ngeen defar loolu leen seen i këyit ba pare nee na ni yéen da ngeen a am ay partenaire ci banque yi limal leen ay banque ni da ngeen fa am partenaire kenn ku nekk di nga ko yabal ci benn banque mais ñoom suñu lay yabal ca banque ba banque Mia banque sama kii la sama partenaire la mais su ma la yabalee ci Mia banque ngay dem dama naan la soo demee bu wax ca Mia banque ni ñun ñoo la yabal dama rek nga ubbi compte foofu xam nga jiixi jaaxa am na ñooñu nag duñ def loolu suñu demee ci Mia banque dañuy wax ci waa Mia banque waa agence nangam nee nañ yéen seeni partenaire lañu ñooñu wax sa yabal pour ñu ubbi fii compte nu mu demee ñooñu dañ leen li wax ni leen ñoom duñ seen partenaire liggéeyu ñoo ñoom soo leen di ubbi compte ngeen ubbi compte soo leen bëggee pare ñu defal leen pare mais liggéeyu ñoo ñoom léegi nag dañ koo def ñu baree ñooy ñëw fii di ñaxtu ba leen enregistré ba xam ne affaire bi dina jàll ci suñu émission rajo bi ak ci télé bi ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiiñ escroquerie su fekkee li ngay ne ubbil naa la but ni leen am ngeen droit de réponse mën naa leen a jox micro wala caméra ngeen tontu defuñu ko dañ maa jox rendez-vous démb ci guddi ak barke démb ci guddi ñëwuñu jaar ci sama ay patron ci télé bi ak sama ay patron ci rajo bi pour teg pression pour affaire yi mën a jàll ci rajo bi ak télé bi sama patron yi kenn bi ma wooyee dama laaj qu'est-ce qui lan la bi ma ko expliquer affaire bi dañ ma defal sa liggéey nekkuñu fi di yàqal kenn wala kii dañu liñ bëgg mooy informer juste et vrai te yee nit ñi te dafa bari ay nit yu ubbi ay banques yu ndaw dem ci
dans les régions ay Diourbel ay Kaolack di roppat xaalisu femmes yi ak roppatu xaalisu xale yu góor yi naan leen dañ leen di utal ay financement dañuy xëy suba dootoo leen dégg fenn loolu dégg nañ ko fi dégg bi soo waxee loolu dañ ciy dolli banque yi mag yi nga xam ne itam dañ leen a ràññee ñu fexe ba ci seen liggéey tijji beneen volet boo xam ne ñiy def taaba ni man war nañoo mën a ñëw dugal ci téeméer dugal ci ñeent fukk dugal ci juróom fukk ñooñu tam bu ñu mënee ñu xajal ñi nga xam ne ñoo mel ni man daal li may wax mooy et puis ñi nga xam ni damay wax sax média yëpp wala télé yeeg rajo yeeg yëpp ak animateurs yi dëgg la yaa publicité mensongère bi ci réew mi dafa bari torop daam Ndoye Bane animateur nga da ngay publicité Bamana bul xool xaalis bi la Bamana di jox rek gëstu kii lii lan la affaire u xaalis lay woote pour que nit ñi dem bindu fa wax nga leen maa ngi lay wax problème mu Scat Afrique waaw Scat Afrique dafay nekkoon def publicité bu bare ubbi ay bureau Dakar ak Thiès sénégalais yu bari dem dugal fa seen xaalis pour am terrain dañu xëy suba waaje sey waa ji yóbbu ay millions yu bare lu yóbbu sénégalais yaa ngi ciy topp ba léegi nii am na ñu fay nekk ñu doon versé xamuñu ni waaja daw na bu yàgg loolu mat na 3 ans 4 ans def naa ci émission alerté naa nit ñi bay bëgg a dee mais nit ñi dafa mel ni daal ku leen di nax dafa mel ni ay acier lañu mais dañ moytu Facebook bi en général fa la ñuy defee seen campagne ndax et puis li lay laaj xaalis 118 000 xam nga bariwul jigéen buy taaba ak yooyu mën na koo dajale mais dañ koy jël ne la frais de dossier la et puis nañ moytu frais de dossier fa lañ leen di dóore tout le temps frais de dossier lu jaadu voilà c'est ça très bien yu mel nii xaw ma nag maître loo leen di xelal bon comme li nga wax rek nit ki quand même war nga gëstu ba la nga ci dara te Sénégal fi naa dañoo xëy na aussi ndóol bi ak coono gi tax na ba nga xam ne bu ñu gisee dara rek dañ ciy bëgg dugg pour wut ci dara wala am ci dara ndeysaan comme am na ñoo xam ne dañuy dem souvent ci banlieue bu ubbi genre bureau caisse loué seen bi kii bu baax def fa seen peinture ak seen logo bu baax ñu toog ubbi naan la ñun ay financement la ñuy def ak yooyu xam nga des fois même des sommes dérisoires ay 10 000 ay 18 000 ñun ñëpp dawandoo riir lu yomb la bu ñu ñëwee dajale xaalis ba daw sa mbokk animateurs yi nag ak ñiy publicité nañu moytu parce que bu fekkee ne da ngay publicité koo xam ne ci ay njuuj njaaj la taxaw bu yàggee yow da ngay nekk complice parce que da nga koy yombalal mbir mi yow bokk nga ci ñoo xam ne dañ ko dimbale pour mu jaar ci kaw nit ñi boo moytuwul yow bu ñu leen gisulee yow ñu ne la ràpp ci kaso bi donc il faut bu ngeen di liggéey ak nit di ko publicité di ko jàllale ay message am gëstu leen ndax kooku dafa taxaw ndax daf ci yoon la taxaw wala daf ko bala nga koy jàllale xale yi wax nañ benn affaire bu am solo nee nañ ñun suñu gisoo kenn ki nee na soo gisee man ma am fitu dem fa voix bi publicité bi kooku laa wóolu rajo ba ko teg ñooñu laa wóolu ba tax ma dem mais du agence bi laa wóolu xam nga loolu te ñoom dañuy jouer ci loolu complicité la dañuy jouer ci affaire animateur bi innocent la xamu ci dara moom day ñëw rek ñu fay ko mu def voix am ñu defaral ko jox leen ñu yóbbu ci télé bu leen neex wala rajo bu leen neex mais population bi tamit nañ leen sensibiliser ci lu ñuy dugg rek ñu xool ko bu baax a baax amul diwoo ko publicité amul rajo bi ko publicité wala men xool bu baax fi ñuy dugal seen xaalis ak fi ñuy beneen bi ci topp Ndoye Bane jamono buy dox danaa la jox kàddu gi léegi maître télé bi nga xam ne moo def boobu publicité wala rajo bi def boobu publicité te muy publicité boo xam ne taxawul bu porter plainte amoon ba kële jaaxle ci ki nga xam ne moom la seeti est-ce que dafay topp télé bi wala rajo mën na ko topp mën na ko topp y a pas de recette y a pas une recette figée hein tout dépend affaire yi ni mu demee ak ni mu ñëwee bu fekkee ne animateur boobu xamoon na que ñii que en fait c'est des escrocs malgré tout mu defal leen publicité abal leen moom mu bokk ci ñu ko publicité pour mu nit ñi ñëw wala rajo boobu nit ñi ñëw loolu mun nañ ko topp ci complicité oui d'accord Mami Linguère am na waaw foofu laa doon waxee dama doon wax Ndoye Bane ne li maître wax sànq jamono buy dox da ngay ànd ak jamono ji nga dox boo nekkee ci mbir tamit war nga at moo génn di dugg meneen at mu bees nga yokk sa ay gëstu yokk sa ay jàngat dëgg la kon dañoo dem ba toll foo xamante ne nit ñi ñun la ñu teg ci seen kanam ñun la ñuy gis lu ñu wax lu nekk ñu ne Ndoye Bane ko wax kon loolu jarul vérifier dëgg la mais war nga yow lañ lay dugal di utiliser sa voix wala sa image nga gëstu ko xool ko ba xam ndax lii mën na lor sa nawle wala mën na mën a lor sa askan wala déet xam nga maa ngi la ko fi wax barki démb ne la nga dem jël nit ku métissé koo xamante ne yaayam alpulaar la dem jël koo xam ne papaam naar la nga boole leen ñooñu faaw mu am der bu rafet macha allah waaw nga tafal ma ko ci benn diw defal ma benn logo boo xamante ne danga ma koy génneel ne ma ko taayal ne ma diw bi boo ko diwoo ñetti fan am teint bu mel nii te kii nii la juddoowee
léegi man mii ñëw di ko publicité te man mii animateur bi wala animatrice bi wala nit ku siiw ki maa ngi naxaate ci nax yooyu laa bokk kon yooyu tamit yow mi nga xam ne yow lañ koy jox nga di ko publicité wala nga di ko jaay war nga mën a seet comme li Ndoye Bane wax keroog soo xasee ba am benn kaddu bi wala benn baat bi waratoo nangu ku lay utiliser ci ay nax ay nax nag weesuwul kaay sëriñ bii dina faj ŋàppati ngóolooli ndoxum siti jàngoroy kajoor man de ŋàppati ngóolooli laa gëj a dégg sax mu tëntaan da koy faj te moom fi mu toog moom te moom fi mu toog xam nga kaay kii day faj ŋàppati ngóolooli te moom fi mu toog boo ko seetloo mi ngi naan xiis mbacc bokkatu gone yooyu ñu fi doon def dafay am sëriñ bu daan génn chaque jour ci télé bi dóorkat sax laay wax daan génn chaque jour télé bi daan damay faj ndoxum siti boo ñëwee su ma la ko joxee takk bi ñetti fan boo ko naanee xooj ko cib siwo jabar ji say juróom ñaari at mënta am doom ndax ndoxum siti ak kuro bët man gis naa koo xam ne mbaa daf leen yóbbu ca ka doon ne ay wa garabu sàcc Fatima gis naa koo xam ne mi ngi toog ci télé bi di def émission naan day faj góor gu télé ñaareelam wooma ci yàlla waay ni ma kii corner sax mënu koo dóor bay dóor fenaan ci wareef boobu ñaareel tam ñaareeli si sama saar gi non Sadio ñaareelam li moo nga ma wax woo sànq ndaw si ñàkkul sutura de dafa tay ci dóor yi muy dóor nit ñi li mu gis ak ëpp doole mu wax ko non xam nga wax naa la fi démb waaw paa bi nga xamante ne moom nee na maître moom nee na benn fas la lay jaay kenn du sàcc sa kër kenn du sàcc sa oto kenn du sàcc sa leneen paa bi saagu fas la gàddu moom ñu sàcc portable ma wax la léegi ki nga xam ne nee na day faj ndoxum siti benn takk nga naan ko ñetti fan dootoo am ndoxum siti moom kura bët ak njàmbataana dugg këram ba jabaram mënta am doom c'est que maître Fatma kii wax la kii faj kawas yu tooy te moom ay kawas yi jëkkëram yow say kawas nga loor ngay faj kawas yu tooy ñaareel ba am woo ni ma corner sax mënu koo dóor bay dóor penaltine bay faj kenn man maa gën a wopp moo gën a feebar ñëpp dégguma la de dama ni jabaram moo ma woo ni ma mënta tiire corner bay tiire penalty yi maa ngi nii moom moo gën a feebar ñëpp ca jabar jaa nga fa ba léegi parce que mënu faa jóge parce que ndax waa ji dafa yor teranga nit ñi duñ dégg dugg nga ci beneen dossier nit ñi duñ dégg mi yaa ngi jëlal boobu Facebook bi am na ay groupe yu fa nekk ay groupe bu góor ay groupe bu jeeg ay jigéen groupe xale yi jigéen escroc yi fa la ñu ëppee naka nga mën a nekk ci Facebook bi di xaritoog nit ba koy lebal 10 millions ci maître boo ma autorisé rek ma jël ki ci ligne bi Ndoye Bane jërëjëf pour sa question salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam ça va soxna si neen def ñu ngi sant yàlla bu baax di kontaan ci sa woote waaw yàlla yàlla ko daal ça va neen def yéen a ngi ci jàmm bu baax ñu ngi ci jàmm ça va maa ngi déglu seen émission bi semaine bi yëpp dëgg la ngeen di wax lu am solo waaye Ndoye Bane moom li ma bëgg moom lu ko waay décoré rek doyul moom mi waaw lu ko waay décoré doyul parce que indil nga nu problème nag ci te ñee tax muy wax sunu njariñ kese la dëgg la nit ñi ak képp ku ñu nax nga xam ni ëllëg waruñu laa nax ku ñu naxagul tamit nga xamee ci ba ëllëg ku ñëw ci yow nga xam ni ngay préparé woo ci moom kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm damay déglu émission bi tout le temps nag waaye tey daal dama ne il faut ma dugg moom félicité ko parce que moom njariñu nit ñi rek lay wax daal yàlla defal jàmm lafal ko cet daal amiin jërëjëf ñoo ngi koy sant bu baax a baax merci beaucoup ci yéen ñi woote balaa ma dellu ci maître Fatima ku mel ni Khadija Diouf ñu ngi koy nuyu moom itam via Facebook nee na Ndoye Bane tegal loxo fi nga teg loxo ndax nañu wax sunu ministre de l'intérieur mu xoolaat frontières yi bu baax ne dóorkat yi dugg ci dëkk bi danoo doy waar moo tax bu ñu dee waxu ubbi frontières yi am na beneen xeet bu fi dugg fan yi ma nañ bàyyi xeet yi ñu koy ji ñun ñii la daal non dóor yi moom dóor yi dama ne ñun ñii la mais am na beneen xeet bu ñu wax fan yii que ne ñoo fi dugg soxna Oumou Kalsoum Touré nee na man daal li ma gis mooy ku ñu ci nax dalaa neex Oumou bul dugg foofu nee na ñu leen loo yeewu mënoo gis na moytu de maa ngi nuyu soxna Oumou Kalsoum si moom xam naa ne kenn du ko nax ndax day Oumou Kalsoum Touré waaw maa ngi nuyu Oumou Kalsoum si tamit moom day xëy di defante ba tëdd jot kantum kenn du ko nax wuy ma gis nga boo fekkee ku ñu nax danga naan nooy boppa tax ñu nax ko nooy bopp taxul ñu nax ko de li maître wax sànq nax yi day neex buy ñëw ba dafay mel ne yow film lay nekk ci yow tellement que da ngay seetaan ca fin ba nag lañ naan tan dan acteur bi dee mbaa nga dee yow sa bopp ñaar yooyu rek moo ci am Ndoye Bane ñi ngi wax ne fan yi am na beneen xeet bu fi dugg boo xamante ne dañ lay nuyu mel ne dañ la hypnotiser
loolu Sénégalais yi mën nañ ko di. Sénégalais yaa ngi koy def bu wér a wér. kàkkatar la ñuy jël ray ko. dëgg la ko ba mu wow. bul tax ma xuus foofu. non bu ci xuus de. waaye maître rus naa maître de. non wuy ma bu ci xuus parce que. maître Fatima nga jël. non c'est vrai. dañuy door avocat yi dañ leen di escroqué ñoom ñëpp si kun dul escroqué am mais nag dinaa balaa émission bi jeex dinaa leen may loo xam ne ku ko ci def yàlla dina lay musal ci ñooñu nga ni waaw doo dajeek ñoom dégguma la dégg waaw man ngóor mën lépp waay mooy ndooy mën lépp yuusu dañu mën ci bii boor ak ci bële boor tëri boor ak ba boor non ñun maître ñun moom dama lay wax xam nga yow yàlla moo def ñun dañ laa bëgg yéen la de depuis bañ la dalee da ngay ne yow ak Ndoye Bane c'est-à-dire ñun waaw ay dóorkat la ñu woon yéen yow ak Ndoye Bane waaw ba tey booleeguma la ci de ñun nee na ma nekk fi di mas la lu ñëw rek waaye nag maa ngi sudde nii laa def ba tey néew ma nii ñun ay dóorkat la ñu woon waaw mais danoo retraité def na 5 ans ndax ñun fii lan toogoon wane fi dóori gars yi ba indi fi kanaara gu bu la sama góor dem indi fi butéel buy sotti meew nga xam ne moo lay wan feebar bi waaye ñun ban paree dóorkat yi dañ noo dóor danoo wuti xam nga maître loolu laay wax ne naa léeg-léeg da nga gis ko xam mbir ci dara su ma doon flic yi dooma laaj moom lay njëkk arrêté ndax na mu ko xamee moo tax ñaaree nit war naa moytu diw nangam la diw lii la diw lii la ne ci pu yax la tax nga ne ci pu yax ba xam ko moo waral la waaw mais ñun nag biñ koy xam non dama ne ñun biñ koy xam damay leeral foofu nit ñi que ne dëgg la loo sonn lu nekk mu jox la njariñ ak kay dëgg ñun bi ñu koy xam daf ñu jaraloon ci yàlla émission boobu mooy bi nga xamante ne ñun dañ ci defoon suñu doole suñu alal suñu xel suñu temps seetaan nga ko daf ñu jaral ñu génnee ci suñu poche dem fay ay dóorkat yu retraité pour ñu jox ñu li ñu am mu jaral ñu ñuy toog 24 heures yoo xam ne du ñu gëmm bët dégguma la de mu jaral ko muy fanaan àll mu jaral ko muy déplacé wu di dem di ñëw mu jaral ñu ñuy wax ak ñoo xam ne ñun wóoluwuñ leen waruñu wax ak ñoom mu jaral man ma génn fii ci bunt bi ki fi Ndoye Bane indi woon paaka bi te ma tegoon sama loxo topp ma nga jox ko sa loxo non Ndoye Bane laa jox sama loxo parce que xamoon naa ne loolu ay pour lan la noonu pour dàgg paaka bi dañ koy teg waaye dafa toog ci télé bi waaw miyandour jëlal yooyu yëpp ba mu fi fekk leen fi la ko fekk yor paaka di dagg loxo bi da ngay gis ni loxo bi daanaka xaaj ba dagg na système boobu dama ko def ci télé bi pour nit ñi xam léegi nag Sénégal yëpp dañuy gis ni waa ji dagg na loxo bi ba loxo bi daanaka tuuti di des fekk daggul dara léegi nag moo woon nit ñi système bi ni mu koy defee jël paaka bi teg sama loxo ba tataa déggeen di yuuxu naan ma arrêté yi kenn du ko def tiit bi di commencé di kii ma daal koy won ni ñu koy defee yaa bugg lu yooyu nag forme bu nekk dem te forme yooyu man mën naa ci yu bare man sa gars yi dañu war a ut benn rubrique boo xam ne chaque jour ma def benn rubrique dóor parce que nit ñi dañoo war a yeew chaque jour ma def benn ni leen nii la ba nit ñi tee man leen nag lii nag foo la nii lañ ko su ko defee femme bi nga xam ne dafa toog ay sëy ay weeri ay ati ak ëmbul mu dem ci benn dóorkat kooku naan mën naa laa def ni la pour nga am doom nangam ak nangam ngay def lam lay wan ba tax nga tiit jël ay millions jaay say or jox ko pour am doom ndaxte dëkk bi fii nii soo sëyee te amoo doom ñu lay xas ak lu nekk ñu la koy wax fekk soo demee sax seen waaja yow ndaw si ne soo demee seen doomaw feebar ci boppam loolu yëpp am na de mais fii dëkk bi da ngay gis góor gu feebar mënta am doom ñu koy jiñ ndaw si c'est pas parce que couple bi amuñu doom que ndaw si moo feebar ndaw si mën naa feebar mais tamit waa ji mën naa feebar ci lu ëpp gaayee feebar na mbaa du looloy waral góor jël ñetti jabar te ñetti ñëpp yéex a am doom wala ndaw si tasee fa ginnaaw suba dem sëyi ginnaawaati suba ñun la kaay dañ koy ngénteel laax bu neex àdduna tey ñoo gën a mais tey te yeneen bu xaamee ñaata yoon laa la wax fii ni la nit a ngi fii ngénte doom jum jurul lu jeex ndaw si bëgg am doom pression bi goro yaa ngay xas njëkk yaa ngi koy xas ñun dañoo bëgg dégg sët ñun ne dañoo bëgg nang ndeng dangam di teg ko pression ba mu dugg ci àll bi dajeeg benn escroc bi ndax ko tëddee ko yow continuer jëlal ki ci ligne bi allahu akbar ku yàgg ci àdduna xam ne lu nga wax am na escroc la sexuel déedéet déggu am sama doom indi sa doom mi ngi fi de salaamaaleykum mais boobu mu ngi ci code pénal allo article salaamaaleykum mbokk mi bismilla nga baal ñu Ndoye Bane nii la mel yàlla nu ko seen waaw tonton Ndoye Bane moom laa soxla woon jaajëf mi ngi lay déglu soxla nga tonton bu dëng waaye ziar nañ la ça va waaw ça va alhamdulilah waaw ñun de man de ab taalibe la maa ngi woote fii Diourbel waaw man nag
c'est la première fois tey ma dugg maa ngi lay naka jékki nag dama lay topp. yàgg na depuis Walfadjri. waaw. man sax bañ na ba waajur bi na Ndoye Bane lañ may woowee parce que sa émission yëpp dama koy déglu. guddi gi tudde nañ la ku baax laa doon déglu. su ma demee sànce. waaw ma koy waxtaanee. waaw. ba ñu tuddee ma Ndoye Bane. tudde nañ la ku baax. waaw man nag Aliou Ba lañ may wax. waaw. man Diourbel laa dëkk damay muul. waaw. waaw taximaan yi fa nekkal yëpp ak Ndoye Bane la waaye nag gis nga tonton li ngay wax noonu. dëgg la réalité bu wóor la. parce que dañ olof Ndiaye ne dañ lay fekk la nga bëgg ñu nax la ca. te ñun ñii dañoo bëri lu ñu nëbbu. dañoo bëri lu ñu nëbbu gis nga ki nga war a nëbbu boo ko nëbboo. yàgg mu yëg sa jàngoro day fekk c'est trop tard. tey Ndoye Bane mooy sama nijaay balaa maa jokkoo nijaayu kenn naa jokkoo sama nijaay pare. kii Tata sama yaay la balaa maa waxtaan ak keneen naa waxtaan ak sama yaay pare. su ma ci lu may dugg. dañ ne kilifa. mu tuut kilifa. waaye boo bàyyee sa kilifa sa kër dem ci àll ut fa kilifa yaa ma neex. lu la neex la lay wax waaye du la wax lu la jëriñ. te boo gisee suñu dóor yi ñu dóor yëpp laqatu gu métti la. laqatu gu métti la nit ki mënoo am lu la yàlla du dugal sa gën mukk ci àdduna. waaw da ngay sabablu yàlla may la na nga ci ànd ak teg ak tey ak gëm yàlla. waaw ba pare li ngeen di wax ni ci information yi gars yi di filmer di ko wane. man doon naa xëy ji benn oto ak 16 mètres la. oto suuf la. léegi braquage bi moom moo bloqué wu. ru ci kanam yi ñoo lemu oto bi daanu oto bi nag mu ngi ànd nag chauffeur ak apprenti ak benn maire ak doomam. oto ba mu daanoo sama jabar na ma Aliou lële oto bu daanu la maa fa njëkk ba ma ñëwee fekk naa apprenti bi kii bi moom dafa ci chauffeur bi xott bi til dagg baat bi yëpp damaa xotti bu bam laxas baat ba mu dëgër ma tëral ko laajte ko man ana ñoo nekkoon mu ne ñaar laa nekkaloon ci kanam waaye gisuma leen maay wàqi suuf si ba daj maire bi génn ko maire bi mënta wax dama koo dëj ñaar yoon mu wax mu ne ma am na ku ma nekkaloon suma sët la ma wàqi ba génne keneen ki wanañ sapeur am na fi une heure de temps sapeur mënta ñëw maa obligé nag woo doom ji andi oto ñu jël oto bi dugal ci sapeur bi yegg si ne na waaw ñu defoon seen kaw ñu ne bañ leen di woo ñetti appel ñëw na si yéen ñëw leen ba ñuy jël suñu intention di def luñ ci bëgg dara nit ki da nga jël intention da nga jël dara gis nga buy def te yàlla tax bu ci ragal ma sàmba bu ci félicitations. félicitations noonu la yëf boobu tam loolu thème la mi yaa bindoon loolu. ne léeg-léeg dinañu gis accident yu doy waar ci tali bi ñu ñuy xamal ne amuñu droit def ci lenn fileek ñi nga xam ne ñooy sapeur yi ñëwuñu. loolu tam bëggoon nañu ñu édifier ñu. parce que souvent di nga gis koo xam ne deret bi noonu lay walee ba lu yàlla dogal. lenn rek nga am droit def ko ci bu fekkente ne mën nga ko mooy nga ñëw takkal ko garo. waaw takk garab jéem a immobiliser pour que bu fekkee ne dafa damm wala deret baa ngi sotti bu baax. xam nga mën nga ñëw rek mel ko Mami Diop ñëw rek fëlëxee. fekk dafa am hémorragie interne wala dara. nga yëngal ko wala nga gaañ ko noo ko warul gaañ fekk am na damm ci biir wala leneen wala bopp bi ubbeeku na wala dara donc premier secours ku nekk war nga ko dem jàngi. te Croix-Rouge ngi fi te loolu rek la fiy jëriñ. ñu ngi ci gërëm pompiers yi bu baax a baax ne macha allah bés bu ne ñoom itam ñu ngi déployer seen ay moyens. ak lépp lu nu mën ngir aar askan dama bëggoon nga ñëw ci faux yi ngeen di wax souvent faux nom fausse qualité. ñii maanaam ñii wër naan ah. comme ni nga wax rek ci sëriñ si. waaw Mbàkke laa sant santoo Mbàkke day am. sa Aydara laa santoo Aydara si laa santoo si di jaay kii. waaw di wër di escroquer nit ñi rek. soo escroquer Sénégal ba nit ñi xàmmee la Sénégal nga dem Italie. jóge fa dem Espagne jóge fa dem Amérique. escroquer nit ñi ñëw toog. waaye ndoy xanaa ki ko fi mujjoon a def moom du ko defaat de. mooy waa ji fi demoon ci kër ga di nuyoo ne Mbàkke la sant ñu dalal ko yenn koo ganale. ba guddi jot ñu ganalewaat ko. woo waa koñ ba jabari borom kër gi woo waa koñ ba ne leen kaay leen siyaar sama sëriñu borom kër dafay ñëw ku bokk ci famille sëriñam ñu ñëw di siyaar si ndeke ndaw sum takkoon takk suuf ëmbal ko daw daa bokk ca waa siyaar ba waa ji dañ koo dóora ba caay ji bu sol maître waree fa ñi ne lañ fiy wax waaw waxtu bi xam nañu société sénégalaise waaw ñoo bëgg lu yomb daal lu yomb torop lu yomb gis am na benn femme boo xam ne moom benn sëriñ la
sëriñ boo xam ne dafa waxoon day faj feebar. te loolu tamit war nañ ci waxaat parce que dama ne ordre de médecin ak ordre de pharmacien anañu parce que ku jóg ne man mën naa faj mën naa truc mën naa faj lii am na quand même liñ ci war a wax parce que bala ngay faj nekk médecin. bu fekkee ne aussi am na leneen lu ñu war a réglementer médecine traditionnelle bu ne xool duñ ko réglementer sinon ku nekk da nga naan mën naa lu ne. et des fois c'est grave kooku noonu dafa ñëw yaay ji feebaroon kooku ne day faj yaay ji dugalante nañu ba mu ne xale bi doon jaay ay karoom def 9 millions mu ne ko mën na ko multiplier 9 millions yi daal am na nu mu ko même ba mu jur 9 millions yi bi mu ko jëlee dugal ko na ci genre waxande def ci ndox nee na def ci dugub mu ne mes na men teg 9 millions yaa ngi dem kooku bi mu ñëwee xëy na xale bi doon bu leen boole woon pour mu faj yaay yi la mujj jàpp indi ko tribunal mais ndaw si dafa jékki-jékki ñuy wax ba yàgg ci baar bi mu mel ni kuy daanoon bëgg a dee xam da nga koy yërëm gis naa ci koo xam ne moom plus de 100 et quelques 200 millions lañ ko yóbbul ça fait plus de 5-6 ans ñooñu dóor ko daal dem seen yoon mes menteng fekk mu ngi doon jaay place am xaalisam marché HLM mën nañu yóbbu ko ci àll yi yóbbu ko fu nekk sangat loolu nag moom daf fi dul jeex tout le temps yóbbu ci àll bi affaire rëg-rëg bojaan boobu daf fi am jox seen àll di leen jox ba plus de 300 millions ña nga noonu di dem kër gi ma amoon nekkul ci turam condamné lañ leen ñiy daw duñ leen gis donc ñun duñu bëri ut alal bi yombewul noonu xaalis yombewul noonu liggéey ko yombewul noonu donc nañu bàyyi ku ñëw ci ñun mën naa la defal lii mën naa la kiyal lii rek ñu dugg ci donc yooyu war nañ ko moo ci bu baax bi daanaka xoj nañu liyaandu doyalul réseau la te ni fi muy démarré mooy ñi ngay dajal ci mbedd mi fii ñu naan la damaa jóge woon géej waaye ñëw fii doon seet sama nga may leen 100 francs yow da doom dangaa baax dangaa doo ma gën a gore taalal soo fa ma ñaanal la soo taalalee ñu ñaanal la képp la jël sa numéro téléphone fu la woo nga topp leen étape par étape la dama ni man nag ñaanal naa la fii laa mën a yem dama la yóbbu ci sama sëriñ ma nga ca dar kase yi kër Masaar ya nga dem ca dar kase yi toog fa mu naan la Eva Tara ay déet c'est vrai nattal mu naan kuro bojaaw wala naan la dangaa bëgg koppar am na ci sëriñ boo xam ne xamal mu doon def tribunal lañ ko indi moom dafa ne shérif la ndekete dafa xeesal ba weex muuru kaalaam déedéet ñaari femmes maître taxawal nga ne daf leen tëddee ñoom ñëpp shérif la xees day ñaan xeesal doy wax nga lu yàgg ñu ci baar bi la taxaw j'étais là suñu benn xarit sax moo ko doon défendre xam nga ko mu ñëw xale yi ñaari femmes mariées ñoo ko mujj porter plainte seen jëkkër biñ ko waxee seen jëkkër dañ ne non kooku du ngeen ko bàyyee noonu procureur ne boo jëlee portable am jigéen yu mu ko def da leen di filmer non seulement boo ñëwee danaa la dugal ci douche bi nga sangatu nga dem di sangatu da lay filmer nga ñëw mu suur la suur boo xam ne da ngay màndi ci saa si mu tëddee la donc dafa la tëddee ba pare da lay filmer donc procureur bi ne boo gisee portable au Sénégal ici là un Sénégalais bon temps ñooñu bu seen jëkkër yi dañ ko mës a def dëgg la donc day continuer def kenn ki ne même gënoon na xees li doon wax ne shérif la naar la mu nekk on a trouvé du yamba chez lui bi ñu defee perquisition fekk nañ fa drogue mu yamba donc xëy na da doon drogué nit ñi wala yamba mais on l'a jugé là bon ñu dóor ko 5 ans bon il y a une femme yu mu violé yoo xam ne sañu ñu taxaw ci baar bi ne kii violé na ma dañ koy wéyee te xoolal tout ça alors que dañ doon ñaan lu ji ci seen sëy Eva moo tax it sa maam doon na ko wax nee na jigéen doo bëgg lool di wër ne sëriñ na nga yem rek fa la ñuy tëjee émission bi ne lépp doo ko mun nettali après ñooñu waaw ñi ngi couché ak ay femmes yoo xam ni ñemewuñ koo wax femmes yooyu ñemewuñ ko ñemee wax ndax femmes yi yow ay kilifa la ñuy doon wala ñu doon ay jabaru kilifa xam nga soo demee jabar soxna su koo xam ne tey jii borom alal la kuñ xam ci réew mi la waaw xam nga jigéen ñi dañoo ña ngay préparé miraas te waa ji deewagul ña ngay préparé xeex ñoo faami mi yàndul jëlal bi jël nañ doy baan jël ko waaw min na yi da ngay nekk benn milliard da ngay am jëkkër joo xam ne borom alal la mën nga tàggu da ngay am nekk jëkkër joo xam ne borom alal la borom alal bi bare voilà ne nga am jabar waaw sa jabar ma ngay préparé miraas ba allahu akbar su dee benn jabar la waa ji am ma ngay préparé pour bañ a am wujj comprendre nga góoru kay yi de su fekkee dafa am su fekkee da ngay wujje yaa ngay préparé noo kii pour waa ji féete ak yow sama jëkkër loxo bi dafa banku léegi soo dee dem sëriñ bu nekk nga dem fa foo jaar am ci kenn koo xam dalay foo jaar mu galgal la munul ñàkk te gars yi pour jàpp nit gëlëmal jigéen pour def ko yooyu yaay saa yooyu dafa yomb yu yomb la yoo xam ne gars yi dañ koy def gëlëmal la taal cuuraay wala ñun la sangool lii sa xel mi soo nekkee sa jëkkër ci kaw wala sax sa xel mi ci sëriñ ba lay nekk dina lekk sa xaalis te di la ëmbal sa jabar di sa jëkkër di ngénte
ngénte yoo xam ne doon ay doomu bu xaabal loolu mooy escroquerie sexuelle nag mani ci boobu léegi Ndoye Bane beneen bi mooy sa xarit mi yaa nee na waa beneen bi doon ñu ñi ci série yi théâtre yi ngi dégg série yi waaw sa neex jëlal bi xale yu jigéen ya ca nekk gis nga leen ñi ñuy taaro waaw boobu moom xaw ma waras nga koy def ma ngay toj Europe sëy yu bare ngay tas ndaxte moodu bi dafay nekk ak jabaram au lieu que mu xool jabaram muy seetaan nopp ay gel ci série yi non léegi nag ëpp na man gis naa xam naa ci 4 yoo xam seen sëy tas na ndax famille yi nekk ci série yi waa léegi nag dañuy wut dañ ne am na ci ñoo xam dañ may woon ne ma wutal ma numéro diw utal ma série yi lu may tem série yi ci nekk jongoma nañu sax non zozo ngay tem rek femme yi ci nekk ñu ci bari dañuy puudar rek kenn ci jongoma kenn koo xam ne daal tuuti la ko sama jabar dàqe muy Adja la xaw ma Adja moom Adja dafa jongoma waaw ki ñuy wax Paate Seen moom neexuma moom Paate kat mënu laa neex Paate seen théâtre bi dafa war a am dee su ko defee Paate dee sama frère boobu waaw d'accord très bien léegi nag kon série yi ci dëkk bi loolu Paate Seen escroc d'accord loolu tam loolu tam tem la Ndoye Bane tàggatoo bàngoo waaw mi ngi noonu merci maître Fatima bàyyi nga Fatima voilà te nit ñaan yàlla nit ñi yeewu dëgg la wallaay nit ñi dañ yeewu leen dëgg la képp koo xam ne moo xat ko ne woo na la téléphone ni la dangaa gagné waaw ñun la waa diw gagné nga nangam ak nangam nga gëm ko te géo triant nga yow escroc nga ki lay woo escroc la comprendre nga jékki-jékki ñu won la ay bagage ci Facebook bi ne la waaw maa la ko may ndax da nga xamante ak benn tubaab bu nekk France noonu maa la may bagage yëpp valeur 2 millions 3 millions ñu ngi la koy jaarale ci aéroport bi ñu jékki-jékki ñu la dafa càng Cameroun wala dafa càng Bénin yónneel 35 000 très bien nga gëm ko jeex na ñooñu di la ko def escroc la ko escroc la ñu mais yow tamit yow mi ko gëm escroc nga. très bien merci am na ñuy dem aéroport di fa toog di xaar ay bagages. ñu ngi sant ñëpp jërëjëf waaw di kon boog thème escroquerie gis ngeen ko ñu ngi bëgg ñu àggali ko waaye njott naa ne fii la ñu koy yemale ndax li ci biir escroquerie yëpp kenn mënees koo wax ba mu jeex maa ngi remercier Bamana Couture bu baax a baax ci ñaw bu rafet bi ñu ngi nekk ci 33 821 64 72 33 821 64 72 ak 77 321 08 74 Adja Linguère gis naa la yow itam nga def mbubb mu rafet macha allah. ah man de xam naa mbubb mi est-ce que escroqué wu ma ko sax. yow moom maître il faut nga dellu si fi. waaw parce que bii sama càmmiñ mujjee tëjee nga ne escroquerie ki nam sexuel boobu moom il faut nga ñëw débattre ko. il faut nga ñëw mais gis naa maître ree ba sëgg. non boobu dañ ci war a waxtaane parce que pas am sa doom indi sama doom a ngi fi daanaka doom yi mu jur ci kër gi boo leen génne woon la waaja doon xuloog waaja ne ko yow koñ bee boo fa jaaree doom juñ ne njaay yaay baayam. da nga bëgg ku la laaj nu mu demee te duma la ko laaj. même boo ma ko laajoon du ma ko wax ndax damaa sonn fi mu toll di damaa bëgg a ñibbi xanaa delluwaat di tàggoon wax Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen wax dëgg yàlla am na ñëpp am fulla yi ku la naxati ku nekk nga dem ak moom ci yoon barki démb laa fi ñëw ne leen dañoo nax sama rakk 25 millions wax dëgg yàlla am xëy na fullaam ak faydaam moo tax mu jot xaalisam ndax kooku def na ko keneen ak keneen ba pare signé ci suuf maa tey waaye nag ñoom maître Fatima Sall la ngi fi am na ñu nekk ca baro ba ñoo xamante ne seen liggéey daf leen a ñor ndax waat ga ñu waat dañ koo gëm day tax rek ñun ñu gën a gëm suñu justice su réew moytu leen di photo yenn yi di ko génne ci internet bi amalu leen njariñ du leen yokku te du leen wàññi wala daf leen di wàññi sax ndax mën nañ leen ci jàpp mën nañ leen ci def leneen maa ngi leen di yëgal ne leen Aly Ngouille Ndiaye ak waa këram ku ñu yóbbul kaso ba dañ laa bëgg guta yóbbu waaye kenn rëccu leen ci réew mi di tàgguwaat waa Sénégal gépp di jaale waat waa Daaru Xuddoos gépp di ne yàlla na fa dee gëj ki jaar ci rob bi nag mooy Abib Ndiaye mi ngi ci 77 151 56 27 woo leen ko mu ñawal leen ko sama yaay ji mère bu sadik bi nag moo jaar ci tissu bi non Ajaratu Kubra dafa demoon maag romb naa la Seydi Anne Kubra ñu ngi koy nuyu maître Fatima Sall lan mooy nekk moo bu mujj bi doonte xam nañ ne ku bokk ci wareef nga macha allah. waaw di leen gërëm rek di leen sant di ñaan yàlla bàyyi leen fii bàyyi émission bi di leen jox ay xalaat yu rafet. dëgg la ngeen teg ko di pour aussi dimbale nit ñi. très bien leen informer. très bien yaayu Duudu jërëjëf yow itam kontaan nañu lool ci yow macha allah soxna Mia jërëjëf yow ak sa équipe yow itam ne góor baax na jigéen baax na saa su ne noonu laa koy waxee dañuy tënk rek gërëm téléspectateur yu ñuy seetaan Tata Ndeye Ndione ca cité Aliou Sow ñu ngi koy nuyu soxna Nafi Dramé sunu rakku bopp merci beaucoup à toi Seynabou Pay ca Italie Buri Aw ak Ndey Sow Samb waa Italiano yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax kon boog ministère de l'intérieur moom itam dafay gën a am rek liggéey yal na yàlla dooleel ko bu baax a baax ñu leen di wax rek jërë ngeen jëf kontaan nañu ci ànd bi ngeen ànd ak télévision Futur Média jox leen rendez-vous altine ci kattanu sunu borom boole ceeg cofeel gudul jeex ne àdduna lépp cofeel la jërë ngeen jëf